talaata fukki fan ak benn ci weeru sattumbar atum 2018 xibaar yi ngeen di bàyyi xel fii ci Mbour TV nuyoo bàngoog asalaamaaleykum wa rahmatullah. golfu géej gi moom maam nangu seeni kër jural leen nag ay jafe-jafe askan wa fa dëkkee nag ña nga yuuxu jëme ko ci kilifa yi nee nañ na ci kilifa yi àddu nu mu gën a gaawee wala ñu wutal leen weneen dikkin des na ci dikk ci kanam tuuti soldaar yi yëngu ci wàllu koom nasaraan di ko dippee les douaniers ñoom nag ñoo amaloon ab ndaje di ab assemblée générale seen jiit ne nag dina fexe ba ñi nga xamante ne bi ñoom lay liggéeyandal seen liggéey gën a mën a yemb mucc ayib. Oumar Diallo inspecteur général d'État directeur des douanes dina ci dikk ci biir xibaar yi poste de santé bu yees ñu xayma ko ci li toll ci 22 millions bu franc CFA di fukki millions ak ñaar moom nag la ñu daloo ca Gandigal bokk na ci nag bokk ci commune bu Sindia ñi def li ni mel di waa Média Jeunesse lëkkaloo ci ak commune bu Sindia des na ci dikk ak Omar. tàggat yaram Thiadiaye ODCAV ba waxoon ni nag dañu leen a tere stade bi. Cheikh Dieng yor kàddu 11B bokk ci ODCAV beneen bi bu ODCAV authentique weddi la li ni mel des na ci ànd ak moom mbokk yi takk gaa ngook bu ngeen taxeloo as fu ma dikk ak yéen ci yaatal gi. téléspectateurs yu Mbour TV maa ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak ñun xibaar yi ni ma ko waxee woon ci ndoxteel yi golfu ab quartier bu nekk fii ci diwaanu Mbour géej gi nag moom maam dafa sàmbara nangu seen i kër tax nag fi mu toll nii ñoom dañoo jaaxle ña nga yuuxu wàllu jëmi ko nag ci ñi nga xamante ne bii ñooy kilifa yi la ñu bëgg nag mooy ñu wutal leen weneen dëkkin lu ko may rek daañu nekk ci ay jafe-jafe ci guddi goo xamante ne bii bët dafa tëwe sebet ci lañ nekk seen i kàddu ki ko taataan di Jibi Diop Ndiaye Saliou Faye. affaire yi gis nga ko métti na trop parce que dem ba léegi xam nga munoo lekk munoo naan munoo tëdd vraiment. géej gi nangu na kër yëpp ba ñenn ñi sax ci école yi lañ dëkk ñenn ñi aussi seen i kër mbokk lañ dëkk te affaire yi métti na bon dimbal ngi ñuy seen ak mooy ku ñu mun a dimbalee vraiment pour mu mun a gaaw rek xam nga dina ci baax parce que actuellement nii métti na trop te am nañ jaaxle lool wax dëgg yàlla parce que boo xoolee xale yi nga xam ne màggaguñu xam nga bu ñu xoolee ci lii ëllëg vraiment kenn xamul fan lañ jëm day métti quoi léegi bu ko defee bon ñu xool ndimbal gi ni mu mun a gaawee rek da ciy baax quoi. sonn nañ tumuranke nañ vraiment sonn nañ tumuranke nañ fi ñu taxaw di wax ak yow sax ay gaale fa waroon a nekk mais gaale yaa ngi nii ci biir koñ yi suñu jigéen ñi sonn nañ. ñun daal dañoo sonn ku ñu dimbali moom lañ bëgg te yàlla tax géej gi ñëwoon na fi daaw def ñu nii ren jii ñëwaat na fi def ñu nii suñu kër yi suñu néeg yaa nga ne démb ba tey mënuñoo ndékki mënuñoo génn mënuñoo añ mënuñoo def dara bii su guddi bañ tëddee nelawuñu tey jii gi nax bi moo ñu yeewaat ku ñu dimbali daal te yàlla tax moom lañ bëgg ñun nag ñooy waa deuxième position. affaire bi jaaroon na fi waaye jotul woon egsi si ñun nag ku ñu dimbale jàppale ñu lañ bëgg amatuñ fuñ dëkk suñu bagage yaa nga ne ñu teg amuñu fuñ fanaan tey ji suñu gaal yeeg yëpp a nga sa kaw buntu kër ga mënoo am fenn foo génn taalal seytaan gis nga buntu kër ga ne bu la neexee mën ngaa egsi jël lépp dégg nga. fan yii yëpp ñu ngi nii lekk ñu naanuñu amatuñ sax fu ñu toggee man nga koo jël gaal gi valeur 1 million la mi ngi nii dafa yàqu waxuñu loolu waxatuñ waxi gaal fu ñu dëkk ci boppam lañ bëgg waaw. terrain yaa ngi nii golf ku ko xam ne ay bayaali kese la mënuñoo jël suñuy terrain jaay ko état bi jaay ko ay xaalis bu dul jeex te ñun amuñu fu ñu dëkk loolu mënul nekk fan yii yëpp nag ñu ngi wax ci télé yi di wax ci rajo yi ku ñu dimbali la ñu bëgg bu fekkee ne nag loolu mënul nekk terrain bi nga xamante ni état da koo jaayoon bu ñu amul fu ñu dëkk ñu ngi leen di déglu feek 2 jours bu ñu leen gisul dinañ simpi suñu kër yi dem samp ko foofu bañ am fuñ ñu jox. parce que mënuñoo yor suñuy terrain waaw mënuñoo yor suñuy terrain di wàll yaani fii lañ dëkk golf lañ dëkk fi lañ xam fi lañ miin ay terrain wa ngi nii ñun ñoo ko moom suufu golf la ñun ñoo ko moom bu ñu amul fu ñu dëkk feek 2 jours bu ñu gisul ku ñu dimbali dinañ fa dem samp fa suñu kër yi ba gis ku ñu jàppale bu soobee yàlla. dañoo sonn barki biig ba léegi ñoo ngi ci daw ñoo ngi ci dugg ak génn lamp yi fay na amuñu ndox mu nu naan ceeb bi ñu doon togg raw na lépp dem na yépp dem na sonn nañ nag ñetti fan yàlla ñu ngi woote ndox mi suñu buntu kër yi yaa ngi nii ay xeer lañ ci teg boo jubbantiku woon nii gis buntu kër gi damaa bëggoon nga jubbantiku ba gis buntu kër yi niñ ko def sonn nañ ba fa sonn yem Marème Faye Sall nag tàllal nañ ko suñu loxo yii di ko ñaan amuñu dëkkuwaay bu ñu dëkk ginnaaw yàlla yonent ba moom la ñuy ñaan ndimbal nañ ñu dimbali te yàlla tax suñu meeru Mbour bi xamul ndax golf am na wala déet coono bi ñu nekkee nii
ba ñu dalee wooteeg léegi yàgg na te gisaguñu kenn ku ñu wallu nañ ñu dimbali te yàlla tax nañ ñu dimbali te yàlla tax dëkkuwaay bi metti na lool ay xale yu ndaw la ñu yor bu ñu tëddee ba guddi géej gi ñëw si suñu kaw duñu xam nu ñuy def biig ci kaw gaal yi lañ doon daanu am nañu fi daanu ba gaañu ba dañ leen a yóbbu dispensaire nañ ñu dimbali te yàlla tax nañ ñu dimbali ci dëkkuwaay nañ ñu dimbali te yàlla tax sonn nañ lool ceeb yeeg dugub yeeg lépp dem na ci ndox mi sunu xar yi sax ci ndox mi la ñuy tëb di daw sa suba ba léegi nañ ñu dimbali te yàlla tax sonn nañ torop. mu ngoog mu doon askan wi nga xamante ni bii ñoo yeewoo foofee ca golf géej gi nangu seen kër ñu yuuxu nag jëme ko ci kilifa yi ngir ñu wàllu leen nu mu gën a gaawee ñu wax leneen lii ab kuréel la goo xamante ne bii dafa ëmb ay liggéeykat yu nekk ci douane di soldats yi nga xamante ne bii ñoo yëngu ci wàllu koom ñu leen di les douaniers amaloon nag ab ndaje bu mag di assemblée générale si njiital directeur général bu douane di Omar Diallo ne nag ñoom daañu fexe ba nekkinu ñi muy liggéey dool gën a mën a rafet gën a mën a yemb ngir nag seen liggéey gën a mucc ayib Omar Diallo ay kàddoom Djibi Diop Ndiaye Saliou Faye ñoo ñu ko dégtal. ni ñu daan liggéey il y a 10 ans il y a 20 ans il y a 30 ans ba léegi noonu la yëf yi bougé wul alors que entre temps am na modernisation am na jumtukaay yu bees informatique yu ñu def ci bureau yi ci unité yi te am na yenn unité yoo xam ne ñu ngi ci réew mi xamuñu ko yëguñu ko waaw agents yi ñu ngi liggéey dans ay conditions yu difficiles bon te fu metti di liggéey fu metti amuñu oto waaw yooyu yëpp conditions yu metti la donc moo tax ma wax ci te fas yéene incha allah ak ndimbalu ministre de l'économie et des finances et ministre du budget ak autorité réew mi le président de la République le premier ministre ñu ànd defaraat liggéeyaat douane bi. benn plan la ñuy waajal boo xam ne bii lépp li ñuy soxla dinañ ko wax nguur gi ñu dimbaleen ci loolu war a mun am pour que ñu am ay postes douane ay postes ak brigades yu douane yu digne des agents qui y servent donc ñu gën a taxaw gën a ñaaxaat seen bopp pour gën a mun a aaraat économie réew mi donc loolu il faut que ñu nekk dans des conditions qui leen permettent ñuy travailler parce que su fekkee da nga di dem fenn nga jàpp ni fi nga dem warloo fa dem wala dañ la xeeb wala dañ lay sanctionné doo liggéey donc dama jàpp ne agent bi nekk Dakar di liggéey moo ki nekk Pata wala Matam wala Semme wala Kidira ñoo yem dignité ñoom ils sont sortis de la même école ñoo bokk xam-xam ñoo bokk lu ñu xam te ay doomu réew lañu donc nañ leen de mettre dans des conditions yi nga xam ne dinañ tax ñu liggéey ñu gën a ñaaxaat seen bopp gën a liggéey ngir njëriñu réew mi. Sénégal la ñu jëm ab bëre bu fajukaay di poste de santé moom la ñu fa daloo ñu koy xayma lu toll ci ñaar fukki millions ak ñaar di 22 millions de francs CFA moom lañ ci def ñu ngi ko doon daloo nag ni que gaaw gi ñu génn ña def li ni mel di waa Média Jeunesse lëkkaloo ci ak commune bu Sindia ñu ngi ko doon amalee nag ci teewaayu ki nga xamante ne bii mooy Thierno Diagne di maire bu Sindia. loolu nag ñëw ci jamono ji nga xamante ne bii dafay baax loolu ci ñi dëkkee ci Gandigal ak it gox yi leen wër su ko defee seen i jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram dana wàññeeku dañuy ànd déglu Omar Seck moom la ñu dénk lépp loo xamante ne bii dafa jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak action sociale ci gox bi le ay kàddoom Djibi Diop Ndiaye ñoo ñu ko dégtal Saliou Faye. te li ñu dajal nii tey lu ñu kontaane la te lu ñu doon xaar la te dañuy wax ne mooy suñu deuxième poste bi nga xam ne ñu ngi koy inauguré tey ginnaaw ngëriñ te joxaale ko benn ambulance muy 4e ambulance bi ñuy joxe comme ni ma ko waxee sànq te am na benn bu nekk mairie ñu war ko jox Tent Bopp am benn bu nekk si yoon bi muy doon juróom benn ambulance yoo xam ne dinañ ko am te day satisfaire suñu besoins yi parce que suñu poste de santé yi juróom benn lañ bu ñu amee juróom benn ambulance bu ci nekk dina am ambulance am loolu moom lu ñuy kontaane la di wax ne tamit gis-gisu maire moo rafet moo tax loolu am yitteloon na leen trop parce que Gandigal dafa yokk bu metti ba xam ne case de santé moo fi nekkoon léegi soxlaay nit ñi ci wàllu wér-gu-yaram case boobu mënatu ko woon kon dafa waroon ñu am benn poste de santé parce que bu ñu soxla woon infirmier soit ñoom dañuy dem Mbour soit ñoom dañuy dem Ngexox te loolu da doon sonal nit ñi day wàññi seen koom-koom kon nag tey bu ñu fi tampee poste de santé xam ne day nekk fii ñoom da ngay waaxu dem faju kon loolu lu am solo la boo demee si centre de santé ba nekk Mbour sax ki ngay jëkk a daj
ab infirmier la comme ki nekk fi te kat infirmier bi ñu indi fii bu fekkee am na ñu am gis-gis bu ñu demee moom la ñu daan daj sa Mbour sa bu ñu demee sa hôpital ba kooku la tànn indil ñu ko tànn na tamit benn sage-femme boo xam ne dañ koy indi kon jigéenu wéeru yi tamit ñoom tamit de dootuñu dem di jéggaani feneen parce que xam nga politique gu Sénégal léegi c'est santé case de santé ñi nga xam ne dañu war a mucc te mënuñu xaar rek ñoo fay mucc léegi waaye bu mënee xaar dañ koy yóbbu foo xam ne infirmier am na fa léegi infirmier baa ngi Gandigal sage-femme baa ngi Gandigal seen soxla yi ñu doon uti si jëggaani fenn beneen dëkk yëpp mu ngi ci biir Gandigal kon nañu ñëw ci poste bi di faju bu ko defee nag yàlla def jàmm ñu. xibaar bu neex bi mooy mois de novembre la ñuy commencé defar maternité Sindia bi nga xam ne mooy village yu siège bi nga xam ne mooy village yu communauté rurale bi te dama doon wax sànq ne Sindia ci boo xoolee ci juróomi at population bi dafa yokk bu doublé kon dafa nekk ne structure de santé yooyu dañu war a am sa Sindia ñun tamit dañ ciy kontaan lool di ci gërëm di sant partenaire. kàddu yu Omar Seck yooyee mooy ndar képp xët bu njëkk xibaar yi weneen xët la ñuy ibbi sport lay doon. sport gi benn ponk lay doon muy coow li nga xamante ne bi dafa amoon foofee ca Caajaay ñaari ODCAV muy renouveau ak authentique waa renouveau nag ñoom yëkkati woon ay kàddu nii dañu leen a tere li nga xamante ne bi mooy stade bi waa ODCAV bu authentique nag ñoom weddi nañ li ni mel Cheikh Dieng moom nag yor kàddu 11B bokk ca ODCAV bu authentique moo xam ne sax li ni mel ay kàddoom da ko dénk ki nga xamante ne bi mooy Djibi Thiombane Saliou Faye. ci benn point laay intervenir mooy li ñuy ne dañ leen tere stade bi ma leeral ko fii loolu amul Caajaay ñoo ko bokk lépp lu fi nekk ñoo ko bokk duñ leen tere stade bi lan moo tax ma wax loolu li indi loolu d'abord ñu dañoo def suñu calendrier ñoom ñu def seen calendrier ñu déposé ci autorités yi ñun on commence ñuy commencer le 1er septembre ñoom ñuy commencer le 31 août bon après li des ci date yi le commandant ak sous-préfet xam nañ ne am na coïncidence ci date yi ñu woo ñu waxtaan ci loolu ñu waxtaanee ci loolu fekk le même jour bi ñuy def rencontre boobu ñoom ñu ngi tenir seen match d'ouverture le 31 août football nañ le 31 août football nañ ba pare ba dem ñibbi ñun demuñu fa perturbé wuñ ñu bàyyi lañ ñu football le lendemain le 1er ñu war a def suñu match d'ouverture ñu ñëw bi ñu ñëwee y a eu des perturbations yooyu noonu fekk na fa commandant après mu ñu waxtaan ak ñoom ba finalement ñoom ñu ne duñu fubal après ñu waxtaan suñu biir ñu ne nañ génn bi ñu génnee ñun la zone 11B ak suñu 2 équipes yi waroon a fubal finalement ñoom fubaluñu ñoom itam ñu génn topp ñu kon ñooñu dañoo ñëwoon pour saboter ñun ñu bàyyi leen du ñu répondre léegi le maire pour parer à toute éventualité de perturbation wala de trouble moom mu yëg loolu sous-préfet saisir ko le commandant saisir ko moom itam en tant qu'autorité municipale mu génnee benn arrêté boo xam ne dafa reconnaître les zones légalement constituées mu jox leen la priorité au stade ñooy organiser bu ñu jëlee suñu calendrier bu pare bu desee date ñoom ñu jël cette date yaa ngi dégg mais bu ñu toogee fii naan dañ leen tere stade amul parce que keroog bi ñu ñëwee ne dañ leen tere l'accès au stade ñëwuñu woon pour football ñëw noonu pour organiser match dañoo ñëwoon réunir foofu rek peut-être pour saboter. mbokk yi loolu lañ fi indi woon ni ay xibaar laata nag may yëkkati jotaay bi dinaa gërëm ñu si jàpp ba mu yemb gërëm it yéen téléspectateurs yu Mbour TV di ñu teewlu saa su ne ëllëg la ñuy dellu soit bu ci yàlla àndee laata loolu wéy leen di ànd ak suñu ay programme jërë ngeen jëf.